Soodaan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónneen sanga Soodaan mooy bay looy ñuy am fierté ak honneur ci choix bi ñu porté ci ñun pour ñu def présentation œuvre bu toll nii nga xam ni tur bi rek dafay wuyu livre bi waaye bala maa dugg ci tur boobu damay sant beral cant sama papa ji toog di professeur Beytir Ka dafa wax sànq ni ñun ñoo njëkk a am confiance ci moom yàlla dogal ko tamit livre boobu dëppook turu comète bi ndax ci livre bi dañ ci indi comète boobu ñuy tuddee la comète de Ponsbrook ni nga xamee ni noonu la bokkee woon ci dalilu Seydina Limaamu yi alayhi salaatu wasalaam na ko téere boobu waxee woon ni inda kabirul ulama ahmadu kan bi sàkkala xaala lahu yaa cheikhana bayin lana dalila la mu nekk koo xam ni balaa loolu ni mu ko waxee dafa moom moo njëkk am confiance ci ñun ndax suñu premier livre dañ koo bind yàlla boole ñoog Mbay Baas almuxaddam Mbay Baas mu boole ñoom depuis biñ nekkee collège Lamine Gueye di jàng ñu jox ko Mbay Baas jël livre bi jox ko professeur muy la pierre de fête mu jël ko liir ko Mbay Baas boole maag moom directement pour mu bañ a am intermédiaire ma bindaat beneen livre muy vers la lumière obstacle et obstruction ma jox ko mënoon na ni kii kat kenn xamagu ko wala xale la mais xeweel googu noonu yëpp dafa jël tempsam ak ni calendrier am chargé lépp def ci ay remarques def ci ay conseils te conseils yooyu bi ñu ko toppee ba léegi gis nañ fi mu ñu jëmee comme que loolu du objet wu waxtaan bi parenthèse la bu ñu doon ubbi rek ngir gërëm ko ci disponibilité am gërëm ko ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci diine yëpp ak équipe bi mu àndal yëpp ma bañ a lim ndax lim na leen ba pare di leen ñaanal yàlla mébét yi nga xam ni mébét nañ ko yàlla nañ ko fa yeggale ci bibliothèque beeg ci musée beeg parce que am na livre yoo xam ne musée la jëm am na mbir yoo xam ne musée lañ koy yóbbu kon yooyu noonu yëpp ak yeneen yoo xam ni yàlla nañu yàlla may ñu dem ca di gërëm nag maam Libaas mi nga xam ni mu nekk ku oyof ma koy seedeel mu nekk ku oyof nekk ku am xam-xam te déjà oyof sax dafa bokk ci mandargay boroom xam-xam ndax maam Libaas ibn Seydina Ababacar moom laay dégg mu naan ku xam ragal ku xamul ñeme ndax boroom xam-xam sax looy gën di jàng di gën di xam da ngay gën di ragal di catégorique ci yenn position yi te loolu dikk na ci ouvrage bi ci bi muy wax ci xadis yi livre bi déjà titre bi océan de lumière xam nga wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmi xiil li yubayyina lahum boo ko firee ci olof rek ñu bay dañ naan kon loolu la ndax waykat ba dafa ni géejug leer ci soodaan xamul yaa ngi rootaan sangoo leen ko ñuy naan mu gën ndox mu ne océan de lumière mooy géejug leer léegi nag précision bi mu ci indi Seydina Limaamulaahi almahdi Seydina Limaamulaahi bu ci yamoon da koy wuyu waaye almahdi bi tamit dafay am beneen signification bu muy ñëwee mooy xadis boobu moo waxoon mu bokk ci mandargay Seydina Limaamu Mahdi yu alayhi salaatu wasalaam dafay dëkk ci tefesu géej fii maghribil aqsa ala jabalil maghrib ala sahilil bahr kon loolu da nga koy tënk ci relation bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam am ndax defuñu différence entre Seydina Limaamu ak Seydina Muhammad kenn ki la waaye relation bi Seydina Muhammad am ak géej loolu moo lay justifier baatu océan de lumière ndax buñ koy yemalee ci dikkaatug Seydina Muhammad ci yoon bi rek dañ koy xatal te weesu na foofu Mamadou Laye Ndiir mu ngay way naan sangoo mësul toog alfu am la ta waa fil xijaab waaye lu mu ci teg xuus na fukki géej ca la raw kuy mindeef te loolu mu ngi ko jëlee ci xilaas jamii min nazratin wal xubbi wal ruxumi ba min xikami muy fukki géej yi nga xam ni moom la Seydil Hadji Malick indi ni ci la
Seydina Mouhamad xuus booba mu nga ca formation ba parce que formation bi 2 parties la da koo demal ci fukki xijaab yi yeeg ñaar wa kaana muxtajiban min xabli fi xujabin bu mu jugee foofu mu yóbbu ko ci fukki géej yi di nga gis nag ku ne géej yooyu muy wax bokkul ak géej gi ñuy wax nii waaye li jar a laaj mooy la moo tax àll nekk fi désert nekk fi ñu tànn baatu géej bu ñu répondre ci question boobu ñu soog a évoluer foofu mais baatu géej rek la ñu soxla relation bi mu am ak Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ba waral ñu indi océan de lumière te bi ñu laajee yonent bi ni ko alayhi salaatu wasalaam lan la yàlla njëkk bind dañuy nuru nabi yu ko yaa jaabir sa leeru yonent la yàlla njëkk bind waaye leer googu li tax géejug leer fa laa jëm leer googu mu wax ba léegi dañu ne xalxul axlaaxi wa bansul anbiyaahi li zuhurihi tànn giñ tànn yonent yi ak bind giñ bind mbindeef yi ngir feeñal ngir waajal wooteem la ngir waajal feeñam la moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni ku ñuy tuddee yonent yàlla Yunus jox ko benn surnom tuddee ko Zunnun wa Zanun iza zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin jël bëgg a joxe signification wu nun boo demee ci mufassir yi ñetti signification lañ ko jox benn mooy zulumaat bi ñëw ci aaya bi ñetti lëndëm yi lëndëmaayu géej gi géej ñëw na waaye lëndëmaayu biiru jën bi jën ñëw na waaye guddi gi ñuulaayu guddi gi bi yàlla bëggee joxe signification wu nun dafa yónni yonent bu jiitu yonent bi mu tuddee ko Zunnun boo ñëwee ci ñun day mel ni rek buñ koy firi dañ koy wax l'homme de Nun moom lañ koy firee ci traduction française bi bu dee ci olof dina neex a comprendre day mel ni nga ni saa Kajoor wala saa Thiès wala saa Bawol toujours am na benn relation bu nit ki ngay wax am ak li nga koy toftal muy dëkk na fa wala yaroo na fa et cetera boo jëlee loolu yëpp nag dafa nekk loo xam ni yàlla subhaanahu wa taala dafa ñëw tuddee yonent bi nuun wala xalami maa yasurun bi mu ko tuddee nuun ñu war a xool ban relation la yonent bi am ak ñetti signification yi ñu joxoon nuun muy géej muy jën muy guddi ba yàlla subhaanahu wa taala tuddee ko nuun déjà relation diggante yonent bi ak géej ci biir alquran déparé na foofu bañ mën koo tuddee océan de lumière nga jël nuun nag wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi li yubayyina lahum boo jëlee nuun ci làkk suñu xeet yu ñuul yi nga dem ci ku mel ni Cheikh Anta Diop ak égyptologue yëpp boo demee ci livre bu ñuy wax la spiritualité le pouvoir du roi d'Égypte selon la spiritualité pharaonique ku ñuy wax Michel Alain Mombo moo ko bind joxe na ci benn définition bu nuun parce que nuun cosaan li ci ñun ci Égypte la jóge mu ne nuun si c'est l'océan primitif d'où surgit toute la création loolu jege na lool li yonent bi tontu woon jaabir ne ko nuuru nabi yu ko yaa jaabir foofu la link bi am entre nuuru nabi yu ko yaa jaabir ak l'océan primitif boobu nga xam ni moom lañ wax ni moom mooy signification wu nuun te xam nañ ni yonent bi moo wax ni ana minallahi wal muminuuna minni kon ci moom la création bi yëpp jóge waaye xam naa bu ma xuusee ci li nga xam ni mooy titre bi duñ fi jóge waaye géejug leer ci soo daan xamul yaa ngi rootaan géejug leer googu nag moom la Chérif Mame Libasse tuddee livre bi te livre bi géej la tamit ci xam-xam mooy référence yi nga xam ni indi na ko livre bi daf ko def ñetti partie yi mu ko def première partie bi mooy booy layal yonent da ngay wax ni mu waxee mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa woote ñu ne ko ñàkk a jàng moo tax nga naan yonent nga waaye boo jàngoon tuuti di nga xam ni amul benn yonent buy ñëw gannaaw Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax la nabiyya ba'di bi mu waxoon Mame Libasse nag teg ni mën a démb mën a tey boobu nga xam ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moom la répondroon ndax bi ñu ko waxee loolu lenn la ci teg mën a démb mën a tey kon bu fekkee ni bëgg nañoo expliquer dikkaatug Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam Mame Libasse ni mënuñu weesu tontu bi Seydina Limaamu tontu woon
ndax kon day mel dañoo xeeb tontu bi wala tamit buñ ko jéggee tamit li waykat ba waxoon daf ñuy dal mu ne ku fi weesuwul buntaam ba booy fëgg muy ubbi loolu mooy buntu foofu mën a démb mën a tey nag muy dellu sig ni mu koy expliquer muy maakaana muhammad aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatimi nabiyin ñu firee ko la nabiya ba'dahu te loolu am na lu simple rek luñ ci mën a jàpp mooy suñu yaay Aïcha mi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ni seen genn wàllu xam-xam jël leen ko ci soxna si moom moo wax ni xulu xuwa xatama nabiyin wala taxulu la nabiya ba'dahu wax leen ni moom mooy ki mottali yonent yi moom mooy ki ndar képp yonent bi waaye bu leen wax ni benn yonent du ñëw ginnaaw moom ñu ne lu tax parce que yonent yàlla Isa wax na ko ci livre bi ni yonent yàlla Isa dafay ñëw te yonent yàlla Isa buy ñëw ginnaaw Seydina Muhammad am na benn yonent buy ñëw ginnaaw Seydina Muhammad wa innahu la ilmun lis-saa'ati falaa tamtarunna bihaa kon mënul la venue ak la non venue mënuñoo ànd c'est deux choses antagonistes deux choses contraires kon mënoo gëm ni yonent yàlla Isa dina ñëw ginnaaw Seydina Muhammad ba pare gëm ni beneen yonent du ñëw ginnaaw Seydina Muhammad da ngay tànn benn moo tax am na ñoo xam ne gis nañ contradiction boobu moo tax ñu bëgg a dem ba xuus ba ci dégradé yu yonent yàlla Isa daal ne bu ñëwee du nekk waliyu waaye loolu c'est une position extrême boo xam ni fit moo koy def waaw du nekk yonent dem ba jàpp ni yonent yàlla Isa buy ñëwaat du nekk yonent pour justifier interprétation bi ñu am ci aaya boo xam ni en réalité waxul lool kon mu ñëw ci ne lan la Seydina Limaamu wax Seydina Limaamu dafa ni ajibu daa'iyallah yaa ma'shara insi wal jinni inni rasulullah ilaykum dafa woote yonent léegi ku woote yonent ban yonent bi moo ko waxoon kayfa antum iza nazala ibnu maryama fiikum wa imamukum minkum ban comportement ngeen di am léegi ku woote yonent ban comportement la ñuy am parce que yonent bi xamoon na ni peut-être comportement bi ñuy am suñu diggante ak bu Seydina Limaamu bu ñëwaatee wootewaat du nekk comportement bu baax moo tax mu ñuy laaj ban comportement la ñuy am léegi dañoo juum ci comportement bi dañoo juum ci misaan bi comportement bi moom mooy lan yonent bu wootee lan lañ koy laaj wax na ko ci téere bi ne yonent kenn du ko yónni ci boroom xam-xam yi du yonentu ulamaaw yi kon lu tax ulamaaw yi fal seen bopp benn jury boo xam ni bu yonentu wootee dañ naan nañu woote peuple bi ne nañu woo ulamaa yi ñu ñëw toog passel ko examen bu réussir ñu soog koo gëm déedéet dafay indi preuve boo xam ni ndém boroom xel nga nekk profane ak sa niveau d'illettrisme fu mu mënti toll da ngay mën a natt preuve boobu loolu nag mooy almujiza mooy kéemaan te yonent yàlla Muusa noonu la defoon bi mu ñëwee ci Firawna histoire bi gudd na bi ko Firawna nee bu fekkee da nga may indil benn yàlla boo xam ni du kii du man benn yàlla bu du man dama lay tëj daf ko ni awalaw jiituka bi shay'in mubin même bu fekkee ni dama la indil une preuve irréfutable mais lan lay yonent yàlla Moussa tuddee woon une preuve irréfutable mooy sànni bant bi mu nekk jaan mooy miracle yi ak loxo bi muy indi ci pokotaan bi yonent yàlla Isa même chose xaala inni jiitukum bi ayatin min rabbikum lu mu ci jublu woon mooy ni mu daal di modeler benn ban def ko mu mel ni forme picc mu ëf ko mu daal di naaw dund ak li mu doon dekkal néew yeeg di faj nit ñi mais loolu mooy culture prophétie la ñu manqué loolu mooy suñ problème mooy xamuñu bu yonent wootee luñ koy laaj moo tax ñu jël boroom xam-xam yi substitué wu ñun li leen waroon laaj directement ñu jël boroom xam-xam yi teg leen ñoom tamit ñu ñëw am prétention wu fal seen bopp jury ne dañuy natt yonent yi une autorité inférieure ne peut pas certifier une autre supérieure loolu mooy tax prophétie boroom xam-xam du dëggal yonent mooy dëggal boroom xam-xam yàlla rek moom moo sut yonent yi moo tax yàlla mooy dëggal yonent yi li mu leen dëggalee nag mujiza la mooy li ñuy wax xar baax xotti baax loolu nag parce que livre bi géej la xam naa maa ngi jéem a gaawantu mais am na lu am solo loo xam ni parce que livre bu nekk day am lu ñuy tuddee intérêt l'intérêt du livre
apport scientifique li muy indi lu bees ci kii bi, ndax bu ma toppee cheminement linéaire bi du ma ci génn, mais dafa am lu bees loo xam ne livre bi daf ko indi, maanaam boog man maa ngi koy soo gis pour maandu. Livre bi dafa indi bi mu indee ni nga xam noonu la ñuy xàmmee yonent yi, mu bokk ci mujiza, bokk ci unicité de Dieu bi nga xam ne moom war a nekk seen message. wa ma arsalna min xablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa'buduni. ñoom ñëpp loolu la ñu woote. loolu mooy tàkkatle ki nga xam ni magicien la ak ki nga xam ni yonent la, parce que ki nekk magicien du woote wu kenn yàlla. jeex na. léegi nag foofu yooyu yëpp buñ ko toppee joxe na benn référence bu am solo, mooy livre Abul Hasan al Mawardi. pour ñi nga xam ne ñoo ngi suivre ñu dem consulter livre boobu, nga xam ni livre bi tudd A'laamu Nubuwwa, mooy xàmmikaay yonent, ni ñuy xàmmee yonent yi. buñ ko boo ko liiree amul fenn fuñ ci indi le fait que ñu woote yonent daal ne ndax diw gëm na ko, ndax diw gëm na ko, déedéet. ana ay preuve am, preuve yi alxuraan moo ñuy wax yan façon preuve la, te façon preuve yooyu ay mujiza la. léegi mujiza nag muy kéemaan yi muy def ak yeneen yi nga xam ni keneen dina ko def, liñ koy xàmmee bokk na ci yàlla ci boppam moo ko leeralaat, mën a yónni wuñ benn yonante bu dul dañ koo jox substance su message am, mooy li nga xam ni moom la ñuy tuddee l'unicité de Dieu. léegi nag buñ ko kiiyee ba pare dañ koy xoolaat après, dañuy def lu ñuy tuddee d'une manière rétroactive, ñu xool enfance am, ndax Seydina ndax yonent bi woote ndax enfance am nekk na ku baax, ndax nekk na ku wóor, et cetera et cetera. moo tax ñuy faral di joxe seede bi nga xam ne moom la ko ay mbokkam seede, ndéem gëmuñu ko, daal ne nijaay jëdem te ca mbaar ma toog, waa mbaar ma daan ko bul fi toog, fajal limaamu door a toog, sa doom ju baax ji jommi na. mu indi nag li ma wax l'apport scientifique, mooy au-delà de tout ça indi na ay preuve, waaye fi ñu koy bëgg a weddee sax foofu dafa dëgërul, muy xadis yi ñu koy weddee, muy science su xadis boobu di ilmu xadis, dafa indi ay catégorie xadis. suma division bi nga xam ni moom la indi, muy la division principale bi am ci xadis yi, mooy li ñu tuddee xadis mutawatir ak xadisul ahad. mutawatir mooy les xadis notoire yi nga xam ni mën ngaa xas wala nga catégorique ci ne lii yonent bee ko wax. mën na nekk xadis mutawatir bi maanaam ci maanaa bi, wala lafzan maanaam mooy ci sens bi, lafzan mooy textuellement. foofu tamit xam naa sang bi yéen arabisants yi foog ngeen ñuy dimbali léeg-léeg, ndax allahumma baabal bushra bi kalimati laa ilaha illallah amin, da ngay dégg ku ne bi nafsi, te yaakaar naa bi lafzi la. yooyu yoo xam ni la dañ bi lafzi boobu nag moom lañ indi fii, lafzan maanaam textuellement boobu c'est très rare, presque inexistant. maanan bi tamit nga xam ni moo xawoon na peut-être mënoon naa tane, moom it bariwul. mu des xadisul ahad yi, mooy xadis yi nga xam ni moom la firee les xadis singuliers. ñu xadis yi nga xam ni kenn waru cee catégorique, warul nekk soubassement wu doctrine. da ngay gis kuy weddi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam naan yonent bi moo ko wax, képp ko gëmul génn nga ci l'islam, te yow li ngay sukkandiku ñi nga xam ni ñooy spécialiste mu xadis yooyu, di spécialiste xadis yooyu, nee nañ la waroo cee catégorique. donc on veut devenir plus royaliste que le roi. loolu mu nekk apport boo xam ni bu am solo la. léegi xadisul ahad yooyu muy les xadis singuliers, ñu defaat leen 5 catégories. ci 5 catégories yooyu ñaari saxiix la, tey ji Sénégal ñu bari boo nee saxiix rek pour ñoom yaa ngi plafonné, te fekk na saxiix fi ñu ko boole sax mooy 2e catégorie bi, muy les xadis singuliers. saxiix yooyu nga xam ni moom lañ jàpp ni moo gën a kawe ci xadisul ahad yi, muy les xadis singuliers. ci xadis singulier yooyu saxiix moo ci nekk, après saxiix xasan, après xasan daif. te wax na sànq ci ay waxam ni buñ nee daif
dafa signifier rek xadis faible, mais faible par rapport à des critères. Mais critères yooyu noonu mën nga faible loo lenn parce que delluwaay yi nga koy delluwaayee matalu ko, mais teewul xadis bi dëgg la. Donc moo tax wallaahu alam di jekk ci ñu teg ko ci te loolu la Ibn Kasir teg, te ba nga xamee ni indi na wax boo xam ne sax nit ñi dem nañ ba jàpp ni xadis la, indi na ko ci biir téere bi, muy wax bi Ibn Taymiya wax ni yonent bi limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam Muhammad ibn Abdullahi lay tudd, te xadis yi li ñu indi musuñu koo indi lool. li ñu indi mooy ismuhu ismi wala ismuhu ka ismi, mais sama tur turam mooy nekk sama tur. ñu jël ci turu Muhammad yëpp tànn ci Muhammad, te Moustapha nekk fi, Mujtaba nekk fi, te sax nekkewul foofu parce que rapport de conformité la. ismuhu ismi, turam mooy nekk sama tur. Mahdi yu bu ñëwoon tudd mu ñoxor sax, ñoxor moom day dugg ci turu yonente bi, parce que conformité bi ci Mahdi yu la jugee jëm ci yonente bi, mais jugewul ci yonente bi jëm ci Mahdi yu. waxul sama tur mooy nekk turam de, te bu waxoon sama tur mooy nekk turam dañuy tànn ci 201 yi, mën na cee tànn bu ko neex, yàlla mën na cee tànn bu ko neex, mais dañu turam mooy nekk sama tur, donc rapport de conformité la. tur bu mu mënti indi rek dafay intégrer turu Seydina Muhammad yi alayhi salaatu wasalaam. genre leeral yooyu la doon indi leeral lu mel ni nazala bi nga xam ni moom la ñuy wax ci Seydina Isa, parce que dañuy wax nuzulu Isa ak zuhurul mahdi, mais nuzulu Isa wàccug yooyu yonent yàlla Isa ñu bëgg koo def ci asamaan, te yàlla yàgg a wàcce yeneen yu dul moom kenn musul taxaw gis. inna anzalnaahu fi laylatil qadr, kan moo taxaw gis malaaka yi yanu alquran muy wàcc ñu koy teeru? pourquoi ñu bëgg a jël wàccug yonent yàlla Isa génne ko foofu? yow mi ko génne foofu yaay indi justificatif, yow yaay justifié, parce que dafa am lu ñuy tuddee en droit charge de la preuve. buñ ko inversé, yow mi bëgg a indi nazala bëgg koo dugal foo xam ne xamee wuñ ko woon noonu, yow yaay justifié, parce que yàlla mu ngi wàcce wax yu, kenn mësul gis ay malaaka yoon wax yu ñu leen di filmer, ñuy wàcc di ko indi. yàlla nee na ñoo wàccee alquran, yàlla sax wax na ni ñoo wàccee feer suratul xadid, waaye yooyu yëpp yàlla wax ni ñu ñoo koy wàccee, gisaguñu fenn ay malaaka yenu ko, ñu gis malaaka yi ñu koy wàcce. léegi pourquoi ñu bëgg koo askanale yonent yàlla yi sax? genre exagération yooyu lay indi ci téere bi. yaakaar naa maa ngi xaw a guddal xam naa du ñu mën a wax lépp, waaye juste rek pour wan nit ñi apport bi nga xam ni livre bi mu ngi koy indi, correction démarche yi nga xam ni mu ngi koy indi, surtout ci le fait que ñu bëgg a basé wu ci science boo xam ni ñi koy def ci boppam, li sëñ Abdoulaye doon wax min kutubin adlin, ñi ci gën a maandu bu ñu teg dañuy teg wallahu alam. nga bëgg a teg sa conviction wala sa doctrine ci loo xam ni ki ko indi ci boppam yow conviction bi nga ci amu ci loolu. buñ nee saxiix rek ñu jàpp ni xadis bii moo tiim ñëpp, te fekk na saxiix wax na ci ne albasawi mi nga xam ni moom moo indi 72 xadis yi, nga xam ni 30 yi mooy xadis yi nga xam ni moom lañ def xadis yu recevable bi maanaam ci xasan yi ak saxiix yi, waaye ci 30 yooyu 3 yi bu ma juumu sang bi moom mooy xadis yi nga xam ni indi na turu mahdi yu, te nekk yoo xam ni saxiix, te saxiix boobu daf ko relativiser, maa saaxa indi la wax. selon man xam nga loolu maandu la, lii wér na wala lii jàpp naa ni saxiix lu wér la selon man, te yi ma xam ne jàpp na ni wér na selon moom sax bariwul. ci 72 4 la ciy génnee, 3 yoo xam ni mbiru turu mahdi yu ñëw na, ak benn boo xam ni indirectement la ñëw, maanaam beneen tur lañ ko tuddee. kon yooyu mu nekk yoo xam ni boo ci dëggee li waykat ba waxoon ni lu ngeen bañ a bàyyi libaas laay, ndax Seydina Limaamu ku koy weddi doo am foo ko teg, te li ndar képp lépp mooy li mu wax sànq muy le réel. Seydina Limaamu ngir wan la dooley mujiza, imaam Saxiir dafa ni dafa am ñaari wax, benn bi imaam Saxiir moo ko indi ci way bi,
ngir nga xam ne ay mujisa ñooy dëggal yonent waaye duñu ay moroomi référence textuelle bokkuñu fu ñu nekk. Seydina Limaamu bi mu wootee dafa ne ulama yi ub leen téere yi jamaana dikk na afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda am may yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. yow ñu lay annoncé nga naan diw dina ñëw ba kenn ñëw ne man la waaw doo taxaw nga xool ki nuur ci ay téeréem di tëñëx est-ce que bokk naa ki siggi xool afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda am may yamshi sawiyan ala siratin mustaqim bokkul. waaye bi muy wax ci mujiza lan la imaam sa Saxiir wax bu fekkoon def kéemaan dinay tax nit di gëm kon ñëpp gëm maam Limaamu Laay ngir moom daan na wax laaj leen kiraam loolu wali yu du ko wax laaj leen ma kiraama bu ngeen bëgg ma def ko bu fekkee mooy tax ngeen gëm laaj leen kiraam Seydina Limaamu daan toog naan laaj leen ma kiraama bu ngeen bëgg ma def ko ndax wali yu dañuy wax ne buy def kiraama fa cas de force majeure la koy defee te bu ko defee sax du ko ndamoo dem nañ ba naan kiraama ci awliyaa yi day mel ni góor buy gis mbaax ba pare di ko wane mais mujjiza bokkul parce que mujjiza comme preuve la ku nekk am nga légitimité ñëw ci ki nga xam ni mooy woote yonent nga ne ko defal benn kiraama benn mujjiza kéemtaan bu ko xasee ba def nag da ngay gëm mbaa yàlla duma la moo tax maam li bu fekkoon def kéemaan mooy tax nit di gëm kon ñëpp gëm maam Limaamu Laay ngir moom daan na wax laaj leen kiraam lu jara taxaw la kon maa ngi tënk foofu ndax xam naa ni wax ji gudd na te lépp livre bi géej la mënuñu koo xuus kon wasalaatu wasalaamu ala rasulillah lépp lu ci jub ñu xam ni yàlla la subhaanahu wa taala lu ci dëng tamit ñu xam ni du ci livre bi ci ki doon jéem a présenter livre bi la te ñaan yàlla na yàlla nangul ñu te yàlla def ñaanal ko tamit mu am yeneen livre yu bare yu ci topp ndax diine ji soxla na ko bibliothèque bi nga xam ni moom la ñu am projet pour teg ko dañ cee war a am ay livres yu bari incha allah te yàlla na koy yàlla def yàlla yokk xam-xam bi yàlla dëgëral taxawaay yëpp barke Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam